lii fi xew semaine bi passé ku mu tiitulul man su ma tëddee du man nelaw defeere nañ leen waaye nañ ci jóg xeex ko sans distinction de religion et de parti ay politique yu ñoom seen génn ci wàllum politique xeex mbirum góor jigéen te bàyyi naan dañoo am doole fii kenn amul doole yàlla rek moo am doole. amuñu fi doole sax nag. noonu nit ñi wax lool te loolu su ko booy déggee dañuy jëlee ni may fit ay naan dañuy egg rek ñuy libéré. ba bari tukki da leen a yomb. waaw loolu mën na influencer suñu doom yi ak suñu rakk yi. c'est que ñi leen di jàppale ñëpp nañ xam ne fii Sénégal la dëkku góor la ay góor yàllaa fi ne. fii góor jigéen mënu fee naane ñeex. na ko nit ñi te mais quand même am nañ doole nag. waaw mais lu am nañ doole da nga naan. waaw ngor moo mën doole. nañu gore. waaw voilà bu ñu goree. waaw lu ne mën nañ koo résister. mais amuñu doole de. si am nañ doole. am nañu amee doole. non en fait. boo amee doole di nga nekk ci loo xam ne da ngay làqatu. waaw mais loolu parce que da nga nekk ci lu bon. waaw non loolu mooy ñàkk jom. ñàkk jom am doole te wuta ñàkk jom gi mooy dem cim réew ñu ne bu ñu fa def lii nga di ko fa te li fi nga xamee ne ñoom dañoo torox ci àdduna bala ñuy egg àlaxira ñoom góor jigéen yi mooy maa ngi dégg information yu ne ki nga xamante ne ji mooy góor jigéen bi waroon a sëy ba mu demee di defal surprise jëkkëram ku góor ki ko waroon takk maa ngi ko fekk moom ak beneen góor jigéenu médecin xaw ma aide-soignant ñuy sim seen mari ngaañ yi benn deuxièmement mooy fi nga xamee ne dañoo torox ci àdduna eggaguñu àlaxira fa ñu jëloon appartement ba 30 000 lañ ca waroon a fay junni buñ ci avance lañ am 5 000 lañ ci avance moom lañ ci avance léegi c'est-à-dire yow yaa ngi torox ci àdduna eggagoo àlaxira après nga yaakaar ne yow li nga nekk aw yoon la après ñu ciy dugal élèves yi maa ngi ciy dégg élève buy jàngee de la fosse. maa ngi ciy dégg benn agence. léegi après yow da ngay téye sa doom naan du jàngi de la fosse da ngay téye sa doom naan du jàngi école bële da ngay téye sa doom naan du jàngi fële alors que benn nit la fay nekk wala ñaari nit nekk ci école ba lëmbi ko ëpp fa coow moo tax dañ leen a war a. mais ngor corriger dañ leen war a sanctionner ba ñu xam ni. sanctionner nañ leen. gën nga xoolal te dañoo bari te ne leen Sénégalais yëpp teg bët. fu ñu leen libéré ne dëkk bépp jóg yuuxu ba ñu dégg ko beneen booy parents yi nañu bàyyi seen doom yi ñuy bàyyi noonu rek booy yi ñu jàpp bi ñu ubbee seen téléphone yi lañ ca fekk kenn ñi mu mënu koo wane fenn kenn mënu koo wax. lañ ca fekk bu ne nga topp ko di ko li booy di effacé. non mais defal li la war rek. dañu yàlla sàmm rek sàmm suñuy doom sa papa mayu la woon jàmm. man mii sama papa mayu ma woon jàmm. boo baale waan ba Njaay yow mii xam nga li may wax. boo baale waan ba ñëw dañuy xam sa yére. voilà ndax da ngaa laal cigarette waaw wala déet cigarette. voilà doomi xale jooyi gone nag moo gën jooyi mag. dëgg la de. bëgguma am doom mu màgg nekk góor jigéen na ko ñëpp di wax bëgguma am màgg jur doom mu nekk góor jigéen xëy suba di lekk suuf ba xëy dee sax moo gën nekk góor jigéen. loolu il faut ñu koy def ci bopp booy yi di contrôler xale yi di xool seen téléphone yi muy góor ki ku jigéen ki. mais ñi ngi fépp nag ban. ñi ngi fépp moom. léeg-léeg nga gis jigéen ñëw naan la sama jëkkër mënaluma lu bari. waaw parce que soxlawu la. dëgg la. waaw dañ koy sàkketoo rek. bari na jigéen yoo xamante ne ji fii. ñoo ngi ak seen borom kër. ñii xam nañ ko bàcca. parce que sutura moo ñu sonal. ñii xamuñu ko. ñii xam nañ ko ndax xaalis mais takk nañ leen mais soxlawuñ leen. ñii xaalis leen góor na ñoom la ñu soxla. ah moo tax man lañ ñoo ngi fu nekk. mais ban na parents yi. Ndiaye na parents yi teel a orienté seen doom yi efféminé yi nañ leen teel a orienté. teel leen a accompagner ci def yëfu góor. waaw tey jii loolu mën na la influencer ci dem ci leneen ci lu bon am na ci sax ñoo xam ne da nga leen di accepter parce que man acte bi tant que nekkoo ci ba ni jàppale ci ba ni mu flagrant wee nii man mën naa ni peut-être mën nañ ko dimbalee ak orienté ko lii mooy ngóor jigéen dëgg te ñii dañ leen war a sanctionner dëgg réew mi teg ci seen bët dëgg mu leer nañ ñëpp xam ne góor jigéen encouragé wuñ ko fii ci réew mi. mu leer mun fay am de dëkk bi dëkku góor la. nañ doxal ci xalaas bi njëkk. ñu doxal kii mooy kenn fi doon waxtaane démb suñu waa jooju nga xam ne dafa takk jabar fii. jëlal ko appartement gi yëpp jabar ji tey ji la ci ay waxam nee na tey ji lañ koy takk man woo naa jabar ji jëlul li waa ji wax lépp ak preuve yi ma waa ji jox yëpp yónnee naa ko moom yónnee naa ko ndaw si mun ma je te reviens boobu ba léegi tontuwuma ba ci suba gi maa ngi koy woo jëlul ndijaay ji nga xam ne moo bëgg a tas sëy bii may ko ab cousin am tey ji tey moom it woo naa ko jëlul téléphone bi envoyé naa ko lépp renseignement yëpp mais réagiruñu te lii waa ji ni ko neen li ko yéem nee na ci 4 jours dama bëgg nga may sama baat ginnaaw suba lañ may takk lii lépp ci semaine bii la damaa bëgg nga may sama baat ak bi mu nee ko dañ may takk matul 4 jours
léegi nag waa ji nee na ko d'accord ku la neex sëyalal waaye bagage ya ma la joxoon nag lépp man delloo ma sama yëf ak sama alal ak yema la dénkoon waa ji da ko dénkoon iPhone yu seer yooyu tamit. 11 waaw. da ko dénkoon ni ko téyel ma ko ba ma ñëw. maanaam li ko waa ji dénk ak li mu ko jëndaloon li mu ko joxoon yëpp dafa bari waa ji nee na ko delloo li ci gën a yéeme nag waa ji nee na ki koy takk xarum tabaskeem sax waa joojoo ko jëndi woon maanaam mi ngi ko doon fréquenter tout le temps di gis waa ji mais dafa jàpp ni waa ji mbokkam la rek bu koy wéttali déglu ko. ñëw naa Sénégal nekk ak moom ba samay vacances jeex. mu won ma lu jub lu baax luy kii jullite affaire yooyu xaw ma ndax da doon sànni mbaal mi xaw ma affaire yooyu quoi. bon avant tout bon waxtaanee yóbbu naa ko suñu kër présenté ko booy yi affaire yooyu après voilà quoi bon am na ñoo xam ne nag bon dañ si doon dutee ba léegi ñoom boo waxuma li leen naqari quoi donc ma dëgër bopp parce que waruma ko gel bi waruma ko et puis voilà présenté mi na yaayam doon ko jullite affaire mi na noonu quoi donc voilà léegi. mu nekk sëram léegi mu ne noonu ñoom ñaari kuy mënul dëkk ensemble moom dafay déménager ma ne ko ok muy wër logement mu dem dëkk cité boobu laa xam nu mu tudd sax donc mu dem dëkk fa négociation bi 350 000 la ak 2 mois de caution la ak yi quoi nu mu tudd courtier yi ma jox ko léegi chaque mois ñuy fay kër gi 150 000 francs kër gi sa 200 000 la ci li mu ma wax mu ne benn gaan la jox benn chambre bi léegi ñun ñuy fay 150 000 francs léegi 150 000 francs yi dama ko koy yónnee ko 100 000 francs pour li muy dundee et puis léegi mu war a aménager gàlle bi mu ne lal ok matelas dumba bi mu ne 130 000 lay jàpp mooy matelas yooyu ñuy lem ma yëkkati 130 000 jox ko mu ne ma 450 000 ma yëkkati ko jox ko télévision bi mu ne ma ñaata 600 000 ma yëkkati jox ko tay bari yoo xam ne ay extra la quoi. kii boobu iPhone 11 boobu may ma ko dama ne ko denc ko téyel ma ko ba mu ñëw bu ma la koy may la ko mais mayu ma ko na ma restituer sama téléphone iPhone 11 boobu ma leen woon si photo yi donc tout ça yaay kii nag nijaay ji boo bëgg a testé bi maye ko parce que li mu wax nijaay ji la xaw ma lan la nijaay ji kii moom ñu woo ma même pas après màggal même pas matul 6 jours bi ma nijaay ji wooye matul 4 jours sax 4 jours si la yem nijaay ji woo ma wax ma ne ko non affaire bi d'accord amul problème ma doon ma ko ci jigéen mais na ma remboursé sama xaalis li ma def si kër kay sama kër dama waroon ñëw pour dëkk ci dootuma louer location dootuma louer appartement pour bu mu ñëwee chaque fois di louer appartement dama ko jëloon pour louer pour dëkk fa heure bu mu ñëwee vacances dëkk fa mu ne ma ok léegi mu lamancé kër gi yëpp dëkku fa sa 2 mois maa ngi continuer fay kër gi man dof bi maa ngi continuer fay kër gi ndekk dëkkutu fa seen kër aussi même chose la fa la dëkkoon mu ne day dëkk sœur bi naa koy jox 80 000 francs pour muy participer si kër gi ma koy yónnee 150 000 chaque mois mu yónnee ko 150 nekk musul participer si kër gi la raxas yóbbu ko kër waa ji yóbbu nañ ma bëgg sekk kër ku góor ki à Thiès ba ma xamanteeg yaay ju baax papa jee gën a jullite kuy jullite pa bu baax te man mën naa teg si kaamir sama loxo mais pa bi yëgul lu xew dañu piégé pa bi parce que pa boobu du dox si caaxaan pa boobu du dox si lu dul dëgg maire bi tamit paxey ma xam ba si doomu waa ji xam naa doom yi dañ may laajte mais comment nag jël waa ji sama biir kër ga di gën nag moom di def ak moom la nag mais te aussi li ma gën a yéeme ndi yaayam jooju ndi yaay ji tudd tonton Ibu xaw ma muy accepté yenn yooyu ci dugg di tas sëy xaw ma lu ñu ko wax di takk sëy moom war na te dégg na li ma ko wax nañ ma remboursé suma xaalis nañ ma remboursé suma matériel bu ko neexee sëy ak ku ko neex yow deful sa 4 jours may ma suma baat bëgg sëy jeudi mais xanaa dafa ëmb dafa biir waa ji biiral ko peut-être waa ji daf ko biiral ñuy laaxatu loolu rek la mën a demee peut-être waa ji daf ko biiral muy laaxatu mais man na sëy ku ko neex moi je m'en fous maa liggéey morning bi c'est pas grave mais acte bi moo rafetul dama remboursé suma xaalis mais ça va être plus loin que ça daf ma xamul nag
billaahi si man lay mujje. waaw nee na nag takk ga tay la. mais ba léegi nii ndaw si su ñu ngi koy ubbil bunt yi pour que su fekkee loolu am la wala lu amul la ñu ngi koy ubbil bunt yi ba léegi parce que ba ci sa matin ñu ngi koy jokkoo ak moom mais nangul jëlul téléphone bi ba ci ndijaay ji. mais li muy wax nag lu jar a bàyyi xel la de. li mu ne est-ce que femme bi waa ji ëmbalu ko ñuy jéem a taxañ yëf yi. waaye c'est que nag imaam yi nekk ci dëkk bi tamit doo wala ñuy takk war nañoo enquête ba xam kii am na jëkkëram amul jëkkër ëmb na am ëmbul. waaye ñëw sama damay maye sama doom rek. mais ci kawi kàddu la ñu mën a sukkandiku nag. waaw xam nga dañ leen poser question yi de. wuy ma doo ne mukk damay takk jabar imaam bi gàddu ko ngay takk yóbbu ko gynéco ba. baa mu koy laaj ay test grossesse xam nga xel nangu ko. mënuñu ci enquête. yow mii baan di maye sa doom baa sab jarbaat dem ci imaam ne ko dama la koy maye li ñu war a def nañ ko ana mbokki ndaw si. ana mbokki waaje. donc ñu seede ko mais imaam mënut a contrôler femme bu ëmb ak femme bu wusi. non pas mu contrôler ko quoi mais. imaam rek moo war a fa sëy imaam rek moo ko war a fas. non je pense pas. non du imaam rek. xam léegi sëy ci saal yi lañ koy takkee. ci mbedd mi sax la ñuy romb dugg saal juróomi nit toog ñu maye la. wallaahi. xam nga tey jii da ngay dëkk HLM Grand Yoff ñu ñëw maye la Médina. 25000 boo ko yoree mbaa waa Médina 12500 boo rombee ci mbedd mi di nga gis ku la maye bu dee da ngaa bëgg rek sëy. waaw ngay gis ku la maye lii. mais am na nu muy demee mu tegee ci yoon de gis nga li diine santaane. boo ko wàccu rek yaa ngi ciw yoon. donc ci 25000 ak 12000 ak mais lu mu ci mën di doon daal lii mu mujjee wax nii. lu jar a bàyyi xel. xam nga gars yi léegi loolu lañ xewal jam wiiri. waaw jam wiiri. mooy football yu njëkk yooyu. jam wiiri waaw jam wiiri. man xam nga yooyu man jam wiiri léegi. waaw man li ma koy ñaan mooy. booy sonn ci mbir da lay amal njariñ. li mu topp nii. bu ci dajoon àddina ak li ci biir. du ko amal njariñ. na jël femme bi na ko yóbbu ci yoon na ko sëriñtu na ko fuñ xam nañ fa dem. mais finalité bi mooy amalu ko njariñ pertement la. moom perte na ba pare. na gëm yàlla bàyyi ko ak yàlla. jarul yi muy def nii jaru ko de. ay nañ ma fay luñ ma joxoon nag nañ ma fay luñ ma delloo. tey loo koy topp ba ngeen dem ci yoon lañ lay laaj mooy nee nga yaa def lii indi preuve yi. dégg nga jël de kon. même lal boo fa jëndoon teg fa kay ko jaay ñëw ne maa ko jaay te wane woo facture bu wane lii sa tur la nekk. bu femme bi dëgëree doo ko yóbbu. donc kon jarul sonn. na ko may lépp rek te war yow takk nga. confiance bu ëpp lor na la. perte nga. après jàllal àdduna continuer. bàyyi naa la ak yàlla. àdduna mënul yàgg bali am mu effacé ko. na noppalu doy na waar en tout cas doy na waar. na noppalu de mais tamit gis nga grand yi su fekkee amoon na jabar am cay doom na jàpp ca kooka. moom daal loolu gars yi bari dañuy ami jabar ami doom ba pare xam nga ñëwaat Ndakaaru fii gis benn xale ba ñu ko seen bët ak ñu dugg ci en général foofu la ñuy amee problème te la jural say doom su fekkee ñoo ngi sëy du moom moo tax may c'est dans le cadre général laay wax neen jàpp ngooy ca kooka bu baax a baax c'est important. xale yi Dakar yi bu ñu génnee naa jox liste quartier yoo xam ne ku leen ne foofu laa dëkk moytul. déet waay. sëyi tas tribunal ñoo fa résidence A habitant A demeurant A. Ndiaye moo dëgër fi moom danaa jox liste bi. Ndiaye ñetteel yeeg ñeenteel yaa ngi woon. greffier nga wala yow da ngay liggéey tribunal wala yow. wala yow noo def ba xam ni. mais da ngay jël mbir tey booy def benn en fait investigation sax c'est trop dire waaye booy gëstu ci mbir divorce yu bari lu ko waral. da ngay dem ba au fond. foofu ngay jote ay documents yoo xam ni moo lay wax yenn causes yi wax la yenn kii après nga mat ci beneen kii d'exploitation. en tout cas benn booy dañ ne ko lan moo waral sëy yu bari yi tas mun leen mariage yi. mariage yi bari. déedéet cause du divorce kay mariage la. j'ai pas compris. bu sëy amul nu tas jaame. dëgg la ak relation yi nga xam ne dafay gaaw da ngay doxaat nit 1 semaine 2 semaines nga ñaan ko ñu may la ko xamantewu leen jikko. il faut que ci doxaanante gi nee nañ doxaan du yàgg. mais il faut que ci doxaanante ku ci nekk xam sa morom jikkoom. ngeen xuloo li ngeen ciy xuloo. ça se voit que xale nga. ngeen werante ci li ngeen ciy werante. li ñu bëgg nga xam ko rek ngay xam muy ku góor ki di ku jigéen ki. mais su génnoon 20 ans. 20 ans. li ñu bëgg nga xam ko rek ngay xam. ku góor ki li mu bëgg ku jigéen xam ko. mënu ko weesu ku jigéen ki li mu bëgg ku góor ki xam ko mënu ko weesu. mais moo tax ne mais Ndiaye boo seetloo dëgg am na yoo xam ne du la rëcc. boo seetloo yàqu mais labat la war tax ñu naan labat loolu soo labatee rek. baan dina baax labat baax na. sëy bu wéy moom ñett a koy jur.
jikko yu baax. ak dëggu. ak ndimbalu yàlla. ak bëggeel. waaw muy dëggu gi rek. mais il faut nga bëgg ko tamit. léegi la gis koo xamante ne ji non bëggul Abba de mais siiw gi mu siiw moo tax bis bu RFM dàqee Abba mu roccee ko. kooku bëgg ko. waaw jeex na mooy dëggu gi. waaye tey bu fekkente ne bëgg na Abba bu doon xëy di compter ay potu lampe sax da koy topp. loolu mooy dëggu. en tout cas daal bàyyi naa la ak koo tiim ne ko bàyyi naa la ak yàlla. moom bu yóbboo bu mu xeeb boobu baat bu foor la. Njaay borom tàngal yooyu ñuy kii tàngal yooyu lëmbee dëkk bi temps yi. xaw ma directeur commerce bi. waaw moom ku war a rendre compte sénégalais yi wax leen lu leer tàngal yooyu. nu mu def ci dëkk bi man dégg naa ko muy wax mais man li mu wax convaincre ma de. waaw li mu wax convaincre ma. waaw am nga ci droit. convaincre sénégalais yi bari naa ci morom tàngal yi nu mu def ba dugg ci dëkk bi fu mu jaar nañ topp def enquête topp ko ba xool nu mu def ba dugg ci dëkk bi ñu ko fi dugal ñu sanctionné leen. li ngeen njëkk a laaj mooy est-ce que tàngal li ñu ci wax am na ci d'abord. yéen tàngal la xanaa du tàngal yi. ndax li xale yi xaw ma ndax li ñu ci wax am na ci d'abord. lu ñu ci wax. ay tàngalu comme LGBT la. waaw est-ce que loolu am na ci d'abord. mais tàngal yoo xam nga ko réew mi ku nekk sa appréciation. déedéet tàngal bi kat. benn bi sopp mooy est-ce que bu muy dugg ci réew mi dañoo bind bonbon LGBT. déedéet tàngal kon kay ñoom mënuñu ko contrôler. man LG man yooyu man xaw ma sax nu ñu koy wax. parce que ñooñu bëgguma leen xam. mais li daa sori sax LGBT sax dafa sori mais tàngalu kuy foon ñaar ñuy foon. ñooñu bu leen tudd sax di nit ñi di ko mën. image bi moo rafetul suñu ay doom LGBT wak nga bañ koo nekk bu doon góor la ak jigéen buy fóonante sax daa rafetul ci xale yi koy jënd. dafa rafetul waxuma la ak nag góor ak góor loolu dañoo dem fu gën a sori. man na comprendre tuma la. yéen 2 ans ngeen di jàngal seen doom yi fais-moi un bisou 2 ans. waaw ngeen di jàngal seen doom yi fais-moi un bisou yéen tubaab la. ok waaw léegi loolu nu ngeen mën a bañee tàngal yu ñuy bës ñuy fóonante léegi. mais fais-moi un bisou. c'est la même chose. non mani papa. dina jël doomam bu jigéen uuf ko. waaw mais du fekk keneen uuf ko. waaw d'accord na. doo ko bëgg. waaw d'accord yow uuf nga sa doom bu jigéen ay yoon. waaw boo fekkee keneen uuf ko nga fëgg ko mbéj mbaa nga bu max ko xëcc doom bi ne ko lii mu amati. ñaaree bañ a am nag da ngay bañ uufante baa nga nangu uufante. sa doom mani sa doom la sa doom bu jigéen bu amee ñaari at mbaa ñett nga uuf ko donc problème bi mooy ñëw fekk sa doom nga bis ko ci ay leex papa sañ na ko ci doomam. mais gis sa doom muy bisoon teg beneen xale nga lijjanti ko c'est que problème bi foofu la du question ni lii dama koo bañ du ma ko def. mais quand même tàngal yooyu mu ñaaw dinaa ko wax. tàngal yooyu daal Njaay tàngal yooyu. waaw bàyyil tàngal yi soo bëggee màccal soo bëggul bàyyi. déedéet non Njaay ñun léegi ay père de famille lañu. waaw dañoo am doom yi jëndi tàngal. waaw tàngal yi ñuy jaay ci boutique bi nañ ko seet li ñuy dugal ci dëkk bi nañ ko seet directeur commerce intérieur la xawma extérieur xamul lan mais na expliquer Sénégalais yi tàngal yi nu mu def bu dugg ci dëkk bi Njaay temps yi sama yaram dafa tàng de. non c'est vrai. ngóor jigéen gi dafa nekk di yàq dëkk bi nit ñaa ngi toog di seetaan billaahi wallaahi taalaay lii raam ca ñag bi la jëm dinañ toog jamono joo xam ne dinañ ko bëgg a xeex mu tëkko na nit ñi jokk xeex góor jigéen ci réew mi dëkk bi dëkku góor la. ay góor fi dëkk. ay góor a fi dëkk. ay jigéen ak non góor. ay góor lañ fi mën a nangu ak ay jigéen. ak ay jigéen mais góor mooy kilifa jigéen moo tax ma ne ay góor a fi dëkk. ah d'accord ñëw ci doomu mbay kii bi. man doomu Saliou. baax na. non bul bàyyi waay. non baan ay rek bu loxee xol. Njaay. Thiaroye-sur-Mer xam nga paa yi seen Abba xam dina xam peut-être li ma paa yi. ay paa yu yàgg fa nekk yoo xam ne ay dëkkandoo lañu. am ci paa boo xam ne dafa amoon titre foncier moom mooy paa yi defe naa Baye Saliou. Baye Saliou Faye. gaañu na war naa mat 20 ans. mais dafay bàyyi doomam bu ñuy wax Mbay Fay nag dafa nekkoon bitim réew yàgg fa am nay doomu bàyyi ak ay tout Mbay Fay dafa ñëw ni day lijjanti titre foncier papa ji mais dafa am benn kër gu nekk à côté kër googu la ni ci titre foncier baayam la bokk. léegi nag kër googu noonu ki ko moom gaañu na yaa 10 ans donc ñaari paa yi kenn ki gaañu na 20 ans 10 ans après la beneen paa bi gaañu. léegi fi mu doom yi ñoo nekk di xëccoo kii moom titre foncier mais dafa am benn kër goo xam ne ñooñu dëkk nañ ci kër gi plus de 45 ans Mbay Fay mi dafa jóge Europe ci waxi ndaw sii di waaj a wax ni kër gi ngeen dëkk sama kër la woon ci sama titre foncier papa la bokk ndaw sii di waaj a wax nee na Mbay Fay mii su yàlla nangu woon jabaram lay doon pour wane seen dëkkandoo ni ñu meloon ni ñu déggoo yooyu woon déglu ndaw si. man benn soxna laa soo xam ne maa ngi dëkk fii ci Mboro doon conseillère municipale doon def naa 7 ans tamit nekk adjointe au maire waaye nag maa ngi dëkkan Caaroy Géej en face chez Charlie derrière station Shell bi fa laa defee sama CI ci sunu kër yooyu xam ne
ku ñuy wax Alaaji Mor Sow Ndiaye bu pàkku Lambaay moo ko moom. ñu dendee nag ak Alaaji Saliou Faye bi dëkkan Pikine en tant que transporteur ñoo sësoo ay kër pendant 45 ans ñun ña nga fa dëkk. fa laa defee sama CI ba nii ma toll. ñu xëy un bon jour ku ñuy wax Mbay Faye ci doomam Saliou Faye mii nag gaañu na ba am 10 ans ba ab famille yépp def seen héritage seen ndono ba pare. bi ñu defee seen ndono ba ndono bi jeex teg nañ ci fukki at ñun sama waajur wu góor door a gaañu ñu di ko wax Alaaji Mor Sow Ndiaye. mais Alaaji Saliou Faye moomu nag sama waajur wu góor di Alaaji Mor Sow Ndiaye ñoo bokk benn tund wu nu dëkk ca Lambaay. mu aman nag ci biir famille Alaaji Saliou Faye jenn doomam ju góor joo xam ne mi ngi tuddan Pape Faye ñu gën koo xam ci Mbay Faye. ju mu jóge woon na fi dem France presque def na France 25 ans. moom mii tey bu yàlla dogalan mooy doon sama borom kër ay message am mi ngeeg man ma am ci jamono ji mu commencé attaqué nu ne nee na foofu ñu dëkk ñoom ñoo ko moom te ñun suñuy doomi baay moom Mbay Faye mu xëy rek indil nu benn sommation ne nee na fi ñu dëkk nañ fi génn ndax nee na papaam moo ko moom. ah ñu dem tribunal arrondirul dossier bi ñu jël avocat arrondirul dossier bi ñu toog ba heure ba jot 3e fois bi la arrondir dossier bi ñu war a dem audience. man sama avocat li ma ko wax dama ni ko bu njëkkee dikk taxaw rek ba indi li mu war a indi laajal ma ko procuration bi wane ne famille kër Saliou Faye ñoo indi ñoom ñoo laaj sunu kër yi mu doon 3 kër. génn kër gi tabax nan ko investir ci c'est une école de formation professionnelle. ma ne avocat bi laaj ko procuration ndax moom dong bokkut miraas mi moom miraasum baayam fanweeri nit lañu ak ñeent ñun sunu miraas 20 nit lañu ak ñaar ñun sunu procuration ñu ngi ko yëkkate teg ko ci sunu loxol mag ju góor ju tudd Mamadou Ndiaye. fournirul procuration mu ne nee na dañoo dugg ci biir titre foncier ma dem gis le maire de Thiaroye rencontré ko ma ne ko man kat dañ maa indil assignation ne ma damaa dugg ci titre foncier Mbay Faye doomi Saliou Faye moo ma ko indil ne nee na damaa dugg ci biir titre foncier baayam ma bëggan yéen ñi yor mag bi ak plan Thiaroye Géej ngeen wax ma ba xam tàllal won ma plan bi ba xam ndax damaa dugg ci biir wala dugg ma ci biir. moom la maire mu tàppe ordinateur am ne ma dugg leen ci biir waaye nag boo bëggee am lu leer géomètre bi xam ne moom moo lotissé Thiaroye Géej naa la jox ni naa la booleeg moom nga dem ci muy Ousseynou Faye cabinet ma ngi nii. ma daal di jël kayit gi dem ci Ousseynou Faye ne ko maire ma booleeg yow nee na nga vérifier ma ba xam ndax ñun dañoo dugg ci biir titre foncier yëpp Saliou Faye wala dugg nu ci biir titre foncier Saliou Faye. bi mu ko vérifier mu ne ma dugg leen ci biir titre foncier yëpp Saliou Faye. Saliou Faye titre foncier am 2073 la lii la am moom la délimité yéen a ngi bokk ci TNI bi terrain non immatriculé ndax Thiaroye daanaka amut lotissement dañ ko daan dagg dans les temps rek. fii ci yéen la commencé jël station Shell bi ba ca marché Thiaroye Géej bokkul ci titre foncier bi ñoom ca seen ginnaaw am na ci benn partie boo xam ne nii jot nañ koo def titre foncier waaye yéggul ci yéen moom nag li baayam am lii la délimité mooy 2073 waaye pour mu leer dinaa la bindalaat kayit nga dem impôt yu domaine bu Géejawaay boo demee nga vérifier lu waat foofa ba mu gën a leer mu bindalaat nu kayit ñu dem impôt yu domaine bu Géejawaay ñu dem vérifier ñoom it ñu dëggal li maire bi wax ak li géomètre bi wax ne kër yi duggut ci biir titre foncier bi moom délimitation fii la yam yéen fii ngeen commencé yam fee. ñu yaakaar ne loola jeex na ndekete moom mi ngi ci dëggam te moom sama yaay wax naa la léegi ci biir wax ñun daanaka ñoo ko yar foofa. léegi nag biñ ciy dem tribunal indiwul procuration fanweeri nit ñi ak ñeent yim ko bokkal ndey ak baay ak ñim bokkal baay indiwul procuration bi. ñu dem ba ca biir ma ne ko léegi na indi plan bi ñu xool plan bi ba xam man damaa dugg ci biir am dugguma ci biir wala mu jox ma këyit goo xam ne dani baayam moo ko fi bàyyi ne moom kër yi mais moom joxewul génn këyit droit rayalu 2073 bi rek ci la bëgg a sukkandiku ne moom foofa te damaa yaakaar ni am titre foncier taxut ka nga dendal nga moom fa mu nga moom ko ñu dem continuer ca loola indiwul procuration indi lu ma benn papier fii ci instance grande instance bu Pikine bi indi lu ma génn kayit gu firndeel ne lii moo ko moom te man maa ngeeg samay kayit sama acte de vente yi ma waa Fayen Thiaroye Géej yi jaay maa ngeeg moom
dem naa ba ca ñoom ñu ne ma effectivement lii sam papa ko bindan moo leen jaayeen foofa leer na naññ ndax sam papa kilifa la woon ca boobu dëkk mbedd ma ni jaar tey jii kër googa sam papa ko jënd dagg ko may ko waa dëkk ba ne leen dee leen fa jaar këyit yee ngeeg ñun bi mu dee dañ ko bàyyeeg waa dëkk ba ndax da leen ko mayoon ñooña ne fu mu leen woon a ngeen nu woo ñu taxaw témoin leen. dégg nga ko. tey jii nag am na ay notable yu nekk fële ca Thiaroye-sur-Mer yi nga xam ne lii fale leen fekk yu nar a def benn xawma conférence de presse xawma point de presse. tey jii pour daal wax ci lii Mbaye Faye mii nag man woo naa ko téléphone jëluma ma woowaat ko jëluma ma yónnee ko audio ko ni ko man la Mamadou Ndoye Bane kat dama doon vérifier benn information nangam ak nangam faalewuma 10 jours a ngi nii maa ngi jéem a jokkoo ak moom gis naa ne mi ngi may lire et tout mais daal tontu pépéwul benn mot comme ma xaat tamit su fekkee mën naa tontu lii ci lii tamit mi ngi sama numéro ñu ngi koy ubbil suñu bunt parce que ñun dañu bëgg di informer juste et vrai bëgguñoo tooñ ma Samba wala tooñ ma Demba. waaye lii ma fa su ma doon femme bi comme dem naa ba ñu xamal ma ne ma titre foncier bi nga yor. bokkul ak bële. te yoona la ko wax. maanaam ñi fi buur teg ñoo ko wax. du ma ci defaat dara. waaw ñoom ñi ngi dem yoon. damay toog di seetaan rek. comme daal ñoom bindal nañ la ne yow mii kii li muy wax ci wàllu yoon. amul. yaa ngi sa ak sa titre foncier moom mi ngi ak bosam. jaratu sa sonn bëgg a dox ba toqi. toogal xaar rek parce que Sénégal lu mu fi mën di doon ci yoon lay teere. comme yoon la jox dëgg pour le moment. toogal di séntu ba ngeen demaat ca yoon. dégg nga géomètre bi aussi. woo naa ko tey suba laaj ko ci problème bi mun ma Mbaye Faye mii di wax li muy bëgg a jël moomu ko. géomètre moo la wax loolu. géomètre bi ci boppam moom wax lii ce matin mi ngi déglu. voilà day leer de. ayca nañu dem allo présidence. waa cybercriminalité jàpp nañ ay waa Nigéria yu baree bare fële ca Cambérène mooy ñooñ di nekk yor seen ordinateur yi nekk ci nekk di arnaquer sénégalais yi ci biir internet bi jàpp nañ ci ñoo baree bari ñu ngi fii ci cybercriminalité kun ci mosoo dóor rek na nga fa doxal. ma jaalewaat bu ñu leen fi tëj di feesal suñu kaso yi. commissaire Kandé. ma jaalewaat colonel Konaté Konaté ñàkk yaayam. waaw maa ngi ko koy jaal di ko jaale homme de tenue yëpp. bu gendarmerie. waaw bu gendarmerie Colobane. maa ngi koy jaal yaayam di ko jaal toute la famille Konaté. jaajëf nañu dem allo présidence ayca.